salaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku Gueule Tapée Médina mbokku Dakar ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ku si nekk seen tur seen sant di leen ñaan ngeen topp consigne yi nga xam ni expert médecine yi ak expert sécurité yi joxe nañ ko ci dëkk bi ndaxte COVID-19 bi moom baalul kenn waaw ñu sol suñu masque respecter gestes barrières yi raxas suñu loxo ñaan ci yàlla ku ci nekk loolu may nañu ñu mucc bi épidémie commencé ba léegi jaaxal na dëkk yu bëri mais ñun ñi nga xam ne ay Sénégalais lañ doomu Sénégal jaaxaluñu ndaxte dañu gëm yàlla te tamit am na geste sanitaire yoo xam ni suñu diine jàngal nañu ko ak suñu yar jàngal nañu ko ñu koy suivre ba mun ci mucc ba léegi tey donc léegi vaccin mu ngi ñëw donc ñu bëri ñu ngi naan bëgg ñu jël vaccin bi ak yooyu mais on a la chance comme yàlla ni mu ñu musalee ci première vague bële yàlla musal ñu tamit vaccin bi ñu joxe ko ci yeneen réew yi ba pare balaa muy yegg suñuy réew te vraiment dëkk bu mel nii fi ma nekk nii États-Unis vaccin bu ñuy génn dinañ ko saytu bu baax te vraiment affaire yi gaaw na niñ ko defee taf-taf bon mais je pense que c'est sama opinion li xew moo tax ak moyens yiñ ci def ak recherche biñ ci def ak collaboration scientifique bi ci am moo tax vaccin bi gaawe noonu kii bi tamit approbation bi ci commission yi mu di CDC wala muy FDA ñoom ñaar ñëpp gaaw na am na ay pression politique ak yooyu yëpp mais bon scientifique yi duñu génne loo xam ni ñu nekk ci commission yi dafay gaañ doomu aadama ñu fàttaliku tamit que amul benn garab ak benn vaccin boo xam ni 100% safety la mooy 100% boo xam ne du gaañ nit lu ci nekk rek am na risque ak bénéfice donc nit ki mooy xool rek ci coobarewam ak tamit ci nu mu ko soxlawee te teel ko jël ci njël benn bi parce que bu ñu demee ba xam ni vaccin bi lu safe la donc je suis sûr que ce sera obligatoire partout dans le monde à commencer par ñun ci biir services médicaux yi donc ñun fii semaine prochaine dinañ jël suñu vaccination États-Unis à partir de la semaine prochaine waaw ngeen ñaanal ñu ñun ñëpp tamit ñu mucc te suñu xel dal ci affaire yi te du am benn rëq-rëq daal ci suñu yaram waaw saytu nañ ko daal bu baax ci suñu kéemtulaay kàttan waaw xam ni loolu fi mu nekk nii daal moo fi sës surtout ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ñuy wax front bi waaw mu ngi mel ni ku nekk guerre nekk au front ñu jox la gilet pare-balles ngay xalaat ndax dina ko sol wala doo ko sol ndax gilet bi dina bënn mbaa du bënn waaw li ci des nag dañ koy diis yàlla ak yonent bi donc message boobu lañ leen andiloon tey ñëpp góorgóorlu bu baax sol seen masque raxas loxo yi te comme ci njëlbéen ba rek niñ ko daan waxee mooy te ndeku cérémonie inutile waaw parce que foo gisee Amérique fii problème yu bëri yu ñuy am ci cérémonie inutile lay jógee après les fêtes après les mariages après les réunions de famille donc xam naa mënul ñàkk nag ci yenn situation yi mais nuñ ko mënee wàññi rek utiliser technologie bi ñu am moo gën
ma dolli ci tamit que vaccin boo xam ni dafa am 95% efficacité yomb la am waaw am na vaccin yu bëri suñuy seet fi ñu koy seetee su amee 50% 70% succès la mais boo xam ne 95% la lenn rek moo bees ci vaccine bi mooy mRNA molécule bi nga xam ni moom la ñu utiliser pour combattre virus bi pour développer vaccin bi loolu lu bees la mais tamit loolu xam nañ ni que soo jëlee vaccin ba pare ñu bëri ñu ngi naan dafay def sa yaram dafay modifier sa code génétique ak yooyu mais loolu mënu ko parce que mRNA biñ ci changé loolu pour rey neutraliser virus bi la parce que bu ñu neutraliser virus bi ba pare loolu sa yaram da koy dàq mu génn dem donc du dugg ci sa gène donc pour l'instant loolu lañ ci xamagum su ma ci xamaatee nag loo xam ni lu important la wala ma dégg répercussion boo xam ni fii bi ñu commencé joxe vaccin yi sonal na nit ñi donc loolu dinaa ko partager ak sama mbokk yi foofu yëpp balaa vaccin di ñëw incha allah kon jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant c'était impromptu mais boof xam nga lu yàlla tudd moom rek dafay am. si jaaxal nit ñu bëri mooy que feebar bi vraiment cerné wuñu ko xam nga loolu lu scientifique yi mun résoudre day andi toujours polémique mais nañu fàttaliku tamit que vaccin dina jël 3 4 ans 5 ans wala feebar ay 10 ans 20 ans balaa ñuy xam sax lan moo koy faj donc guerre pharmaceutique bi moom loolu lu am la dëkk bu nekk day jéem a positionné wu pour gagner marché bi kooku côté économique bi la quoi mais également nañu fàttaliku que rigueur scientifique am na ci suñu dëkk yi ba nga xam ni balaa dara ñu koy jël di ko jox doomu aadama dinañ ko saytu bu baax a baax donc comme niñ koy waxee rek c'est pas une solution qui est finale mais c'est l'une des solutions que nous avons à notre portée en ce moment les études continuent soo joxee vaccin tamit dinañ ko topp 1 an 2 ans 3 ans 4 ans xam effet secondaire yi comme fi mu nekk ni xamaguñu jigéen bu enceinte ndax mun nañ ko joxam déet mais su dee jigéen bu enceinte dafa ñëw ne dafa bëgg jël vaccin bi ndaxte dafa dëkk ak yaayam ju mag wala papam bu mag te bëggu leen wàll su amee Covid donc xam nga kooku tamit kon dinañ ko jox vaccin bi donc vaccin fi mu nekk nii c'est volontaire c'est pas mandatoire ku ko laaj lañ koy jox waaw comme ni ma ko waxee woon si njëlbeen suñu demee ba ci kanam xam naa dina nekk loo xam ni dafay nekk lu mandatoire ngeen baal ma nag ci background noise bi parce que sama doom yi dañuy nelaw te damay doog a wàcc. tontu bi mooy que loolu nekk na énigme si ñëpp ci àdduna bi ci njëlbeen bi si ñun scientifique yi parce que foogoon nañ ni Afrique fa lay feebar bi di gën bëriwee mais je pense que mun nañ ko expliquer ci facteurs yu bëri dëkk yi ñi ngi feebar avancé yi dafa bëri y a beaucoup de gens yu am ay comorbidités ñu leen di maintenir en vie ndax seen garab yu bëri fii accès médicament accès soins yi mais lu mel ni Covid nga xam ni da lay yóbbu bu gaaw te garab yi ñu xoolagum yëpp amul benn bu ci efficace étude bu mujj génn ci OMS mu di remdesivir hydroxychloroquine interféron bêta garab yooyu yëpp nee nañ baaxul moo nga jox nit ki ndox ak jinjeer moo yem donc ñu seet tamit beneen côté mooy que soo xoolee Afrique ñi ñu bëri dañu am immunité ci virus yu bëri depuis bi ñu nekkee xale ba léegi donc loolu tamit peut-être mun na leen conférer un peu de résistance mais ñu ko teg ci loolu rek mun nañ ko teg tamit côté spirituel mun nañ ko teg tamit ci côté moytu man si fi may puus mooy côté moytu bi moo gën daal soo xamee li lay gaañ
nga def loo mun sa kéemtulaay kàttan matande jërëjëf. si dernière question bi moom ku ne feebar bi amul dafa fekk sa xam-xam dafa soriwul rek wala daf laa dalagul ñi mu dal ñëpp soo leen laajee dinañ la wax lan mooy Covid moom bés boo ko amee dafay mel ni da lay duma bu baax soo ci muccee waaw di nga feebar sa yaram dinay métti nga mel ni comme ku am siburu waaw ñi nga xam ne nag seen yaram amul kàttan wala nga xam ne dañoo feebar am ay diabétique asthme ay amoon feebar yoo xam ni feebar immunitaire la wala ñi nga xam ne dañu am sida wala ñi nga xam ne dañu mag wala ñi nga xam ne dañu seen yaram daal dëgërul amuñu kàttan waaw ñooñu moom su dee amuñu intervention médicale bu gaaw waaw da leen di yóbbu bu gaaw a gaaw surtout soo ko xoolee ci mag ñi waaw donc loolu moom moof yàlla musal nañu suñu population jeune la mais tamit fii États-Unis deuxième vague bi ni muy yóbbu suñu xoolee ay jeunes lañ ay ñu am 30 ans ba 50 ans alors que auparavant ay 65 ans at yooyu dañ doon gis donc feebar bi day évoluer dafay changer donc ni ñu moytandeku rek defe naa moom moo gën waaw ba nga xam ne ñu cerner ko bu baax a baax soo xamee loo xam ni lii da lay gaañ da nga koy moytandeku waaw surtout soo gisee ñoo xam ne daf leen yóbbu waaye ay polémique ak yooyu yëpp jaru ko feebar bi moom c'est feebar bu am la si àdduna bi xamuñu nag lan moo ko fi andi waaw mais soo xamee ni lii da lay gaañ da nga koy moytu waaw kon jërëjëf salaamaaleykum merci